Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Perturber sama direct bi nii comme ça là ah bàyyi leen seen yi gaan ñun amuñu benn problème yar ak teggin ak jàmm ak salaam kase ñu jaaxal loolu kase nga nuy wan saa waaye xoola nga moom ñu waaw mais bu desee si réewande kase wala yëfu bandi wala yëfu wëyu wala ay salteel bu desee foofu noonu kase billaay wallaay wa talaay xoola amuñu lu ñuy regal bàyyi leen sama direct bi ngeen di jéem a perturber gaan man la sumuwaa ji lu tax saagawuma nii sax gaan man la sumuwaay xoola xëy na rus nañ ay kilifa yu bëri yu ñuy seetaan te tey gaan man la sumuwaay xëy na du ma ne bésu mbégte la parce que am na ay bakkan yu rot ci xeex bi mais tey maanaam déchargé nañ xëy na benn parti di xaaraat nax jeexagul de saa waay boo foogee ni jeex na la gaamal la su ma nax sa bopp noonu la demee gars yi pour ñu génnee mafia yi si koñ yëpp gaamal la su ma xoola du problème loolu gaamal la su ma xoola loolu du dossier noonu la demee loolu du problème voilà te leen ko si yoon lekk ñu véhiculer message bi ñuy véhiculer wax li ñuy wax mu jeex bu jeexee jeex na quoi waaw comme saaga wu ma moom saa waay xoola bàyyi leen di jéem a perturber sama direct quoi noonu la demee waaw Ousmane Sonko nekk na doomu Sénégal boo xamante nii vraiment li mu am nii de saa waay xoola Karim Wade amu ko Khalifa Sall amu ko du dëgg waaw vraiment nag war na gën a mën a sant yàlla te war a gën a mën a bàyyi xel tamit war na gën a mën a bàyyi xel saawaay Ousmane Sonko gis nga li mu am nii saawaay koo xam ne nekkagul président ñu sosal la tuumaal la affaire de politique yoo xam ni sax nit yi yàgg nañ la wax nga bàyyi xel di moytu gaay yi moytuwoo leen ba gaay yi tuumaal la sosal la affaire de politique askan bi yëpp mbaa bu génn ba mu am ay mort non gaan Ousmane Sonko lii moom boo ko waree moom saawaay xola yow moom gaan Macky Sall sax dina war lii gaan yàlla di ko xaar xëy na wala dara waaw loolu ma message léegi maanaam pour gën ko encourager gën ko bàyyiloo xel mu bàyyi xel bu baax parce que nguur dafa garaaw de booy saa waay nguur non booy nguur dafa garaaw barki Baye Niass booy gis nañ fi Macky Sall bien vrai que nag Ousmane Sonko am nañ confiance ci moom te bu ñu amul woon confiance ci moom sax tey yàlla def na gaayan man la sum waay askan bi ñi amul woon confiance ci moom sax ñu ngi tàmbalee am confiance ak cofeel ci moom yaa ngi dégg na si bàyyi xel bu baax parce que nguur dafa garaaw gis nga li ngay wax ndax boo xasee ba nekk si biir li ngay def amaana xëy na du bokk moo tax na bàyyi xel bu baax si loolu te yàlla rek a tax waaw na si bàyyi xel bu baax voilà Ousmane Sonko da ngay doog a door moytul mboq Ousmane Sonko yi ana mboq Ousmane Sonko yi anañu mboq Ousmane Sonko yi lancé leen ko message bii nii message bii xoola askan bi moo ko wax làmmiñu askanu Sénégal xoola moo nekk nii di wax Ousmane Sonko nee leen ko saa waay xoola mu gën a surveiller ay arrière am gën a bàyyi xel gën a defar sécurité am bul wóolu kenn Ousmane Sonko bul wóolu kenn gënal defaraat man la sumuwaay sa position gënal surveiller say arrière gënal bàyyi xel te yàlla rek a tax gis nga dëmm yi saay-saay yii nii mun nañ génn nii gaan xaw a nga ne kii de gaan tuub na yii ay dëmm nañ bu leen mës a wóolu saa waay buñ ñu mës a intimider buñ ñu mës a jigini buñ ñu mës a teg maan ñun duñ ay ngaaxa saa waay Macky Sall bi muy wax message am sax dégluwuñ ko ñun duñ déglu fenkat koo xam ni chaque jour saa yu waxee gaamal la sum waay ay waxam doo si teg bët wala contraire bi ngay gis kooku duñ ko déglu ñun dégluwuñ ko mais gars yi ñu ngi wax di réagir naan non saa waay de léegi changé na ay yooyu léegi dafa yarbu saa waay doful de toos dégluwuñ la te duñ la déglu Ousmane Sonko say mboxu gaan man la sum waay xool nañ gën a bàyyi xel xamalaan gars yi gis nga buñ jugee si lii nii
dañ ñàkk jom duñ bàyyi mu sedd dinañ tegaat beneen étape te beneen étape bu ñuy tegaat xam nga mooy lan rey la assassiner la éliminer la ils vont essayer de te tuer Ousmane Sonko man maa la koy wax tey boroom xel bu déglu saa waaye xoolal dina xam ni depuis 2018 seen affaire de plainte yi ñuy jéem a def nii ay CPI haute trahison dictature injustice mauvaise gestion des ressources sénégalaises yooyu noonu bi ñu ko lancé yàgg na dem leen ngeen xool pétition bi nii dem leen ngeen xool kañ leen ko lancé ñun yàgg na barki Maulana Cheikh Ibrahim Baye Niass Ousmane Sonko moytul te yàlla rek a tax moytul jeexagul le combat bi xaajagul bay jeex bul intimider bul sax taxaw ne lii ndam la nii fàtteel lii du ndam lii xaajul bay nekk ndam Ousmane Sonko yàlla mun na la may ndam boo xamante nii gaamal la sumuwaay di nga dem ba nekk président de la République du Sénégal Ousmane Sonko ñun ñooy wax ak yow te lépp lu ñuy wax nii gaan xola ku ma tegal kaamil léegi ma waat ko barki Maulana Cheikh Ibrahim Baye Niass dëgg la laay wax te yàlla rek a tax dëgg moo ma ñor Ousmane Sonko gënal moytu te yàlla rek a tax lii nii du sa ndam xaajagul nekk sa ndam yàlla dencal na la yeneen ni ndam yu gën a kawe barki alxuraanul karim gënal moytu ñii dañoo ñàkk jom amuñu jom te ay dëmm nañ te da nga la een fi mu toll nii yow xoola da nga la een maanaam xoola yow instant bi gars yi da nga la gën a een yow am na ñoo xam ni sax ñoom ñu ngi bokk si ñoom een ñu la woon mais tey nii xoola da nga la een man maa la koy wax barki Baye Niass billaahi wallaahi wa tallaahi ku deex sa bàmmeel Ousmane Sonko moytul gënal moytu gaamal la sum waaye bul xeeb dara te bul wóolu kenn gënal surveiller say arrière dollil sa sécurité renforcer sa sécurité utal sax ay renseignement yow boo munee ut ay détective sax xoola ut ko Pastef na nga la gën a jàppale képp ku am moyen nekk biir Sénégal te sa yéene nekk defar Sénégal nga bokk Pastef ak nga bañ a bokk Pastef na jàppale Ousmane Sonko financièrement ak neneen nëpp nu mu ko mun jàppale parce que dañ ko tooñ booy xoolal lever immunité parlementaire boo xam ne booy du dëgg du yoon booy ñu tuumaal ko sosal ko booy salaire u député bi nga xam ne mi ngi ko doon bokk ak ay sénégalais booy ñu xañ ko loolu booy saawaay du ndam de ndam amul de tey booy suñu ay jeune booy ñoo xamante ni sax booy xëy na booy sensibiliser nañ leen booy ne leen pour ñu génn xeex injustice ak dictature booy yor drapeau Sénégal booy gars yi rey leen di leen dóor ay balu bopp barki alxuraanul karim Macky Sall saa waay xola lii du la jig billaahi wallaahi wa tallaahi Macky Sall xola lii bu la jigee injustice bi nga def saa waay xola ba ay jeunes ay xale yu ndaw ki si mag 35 ans la am ay booy 20 ans ay booy 25 ans di si dee lii bu la jigee ma xam ni saa waay xola yàlla du dëgg islam du dëgg alxuraan du dëgg barki alxuraanul karim du la jig te billaahi wallaahi wa tallaahi di nga ko fay fii si kaw suuf te di nga ko fay yowmal xiyaam yow Macky Sall ak sa nguur Antoine Félix ñàkk jom say juge say magistrat Sall Macky bi ñëpp ñu si bokk lii nii am nañ si part de responsabilité te nañ ko fay barki alxuraanul karim billaahi wallaahi wa tallaahi mu fekk may dund ak mu bañ a fekk may dund yëpp di ngeen ko fay fii ci kaw suuf te di ngeen ko fay yowmal xiyaam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp si yàlla nañuy juge te si yàlla nañuy dellu ku si nekk sa heure dem bu jotee saa waay xola da ngay dem par la force sa heure dem bu jotee dañ dajale médecins yi gën a aay si àdduna bi ak sëriñ yi gën a aay si àdduna bi ñooy dañ la fiy téye un jour nga xool da ngay dee par la force ndax yàlla dee la njëkk a bind ka juddu dañuy ñaan yàlla saa waay xola mu may ñu gudd at ak wér yàlla rek a xam gaayan ku si nekk kañ lay dee loolu la demee Ousmane Sonko message bi loolu la mooy yow maytul te gënal surveiller say arrière ndax gaa yu ñàkk jom yi saay-saay yi buñ jugee si lii xam nga ban beneen coup na ñuy teg jëm la éliminer jëm la assassiner jëm la rey man maa la waatal loolu waaw plainte yi nii gaayan man la sum waaye xoola cour pénal international yii booy bi nga ko lancé yàgg na pour intérêt Sénégal yàgg na bi nga ko lancé
mais gars man la sum waaye xoola xëy na xalaatuñu woon ni saay-saay bi dina dem ba àgg fii saa waay yëpp gaan xamoon nañ ni saay xoola lii raam si ñag bi la jëm mooy loolu nii nañ ko gisee woon mooy loolu mais alhamdulilah macha allah yàlla xeeb dolli te yàlla gën a yee sénégalais yi sénégalais naa fekk yi nga xamante nii gaamal la sum waaye nee nañ ay sénégalais nañ jàmm nañ bëgg Sénégal te dañ bëgg Sénégal nañ commencé xeex dénoncer injustice te ànd ak peuple bi te yàlla rek a tax parce que injustice tamit weesuwul tamit Ousmane Sonko ñu ñëw naan ay contrôle judiciaire loolu amul fenn contrôle judiciaire mooy lan ah saa waay wala boog contrôle judiciaire mooy lan Ousmane Sonko foo bëgg dem fa boo bëggee def tournée nationale defal sa tournée nationale foo bëgg dem Sénégal demal naan man la sumwaa ji toos waaw mboxa maa lay bégee di leen namoo di leen tiitaroo yéen ñëpp Baye Fall yoo xam ne jàpp nañ ci combat bi combat bu xoolal Sénégal bi yëpp combat contre l'injustice et la dictature au Sénégal ñu leen di ndamoo yéen ñëpp la jeunesse sénégalaise consciente et responsable yéen la voilà yéenay ndamu Sénégal incha allah suñu Sénégal ñun ñoo xam moom ñun ñoo koy defar man naa leen su ma neexoon dem États-Unis jow mu ma de su ma neexee dem États-Unis bu ma neexee dem Europe fu ma bëgg dem si àdduna bi su ma neexoon xoola bu ma toogoon nii gaamal la sum waaye benn sometime bu ma ko lijjantee yàlla may na ma ko damay dem mais bugguma dem fenn fii laa bëgg toog Sénégal ñu defar suñu Sénégal yor suñu réew jiite suñu réew loolu lañ gëm Baye Fall loolu lañ gëm Sénégal xoola dañ koy dund Baye Fall ñu dañ koy dund saawaay noonu la demee Macky Sall gën ñu bëgg Sénégal même bi muy doog a falu bi ñu ñëwee gaamal la sum waaye xoola yor ay projet pour Sénégal bi ñu ñëwee ba dem ba xam ba xàmmee ba ràññee ba kii nii saa xoola bëggul Sénégal ay intérêt boppam saa xoola moo ko tax a jóg dañ ko fa ni ñuqu dem man la sum waaye di xoole ku bëgg Sénégal barki Baye Niass te man du ma tricher man dëgg rek laay dund dëgg kase laay dund saa waaye koo xam ne joxuma ma lekk joxuma ma naan jaraluma ay fen jaraluma ay tricherie wala affaire de naafeq non ñun ay soldaaru Baye Niass nañ dëgg kase ñuy dund di wax nag tamit jeunesse bi aussi bu ñu nelaw te duñ ay ngaaxa bu ñu kenn intimider ok bu ñu kenn intimider ay jéem ñu jigéen yi jéem ñu teg xel yi non lu ñu am lu ñu metti saa waay xoolal dañ koy fajal suñu bopp dañuy génn manifester par la force waaw xëy na dinañ rafetal sax jéem a ñaan autorisation waaye boo bañee faalewuñ la dañuy marche parce que suñ droit citoyen la noonu la demee te dégg ngeen Ousmane Sonko 9 points yu mu leen jox 9 points du dégg ngeen quoi waaye 9 points ñun askan bi li ñu si ñor mooy élection locale yi day am par la force yaa ngi dégg boo ko deful saa waay xoola ñu lijjantil ko suñu bopp ñun jeunesse Sénégal ñun ñooy doole jeunesse su Sénégal ñun fii nañ gën a xamee ni ñun xoola ñun ñooy doole Sénégal ñun du armée du police du gendarmerie ñoom ñëpp duñ si dara xam nga doole bi kan la force reste au peuple sénégalais et le peuple sénégalais majorité bi c'est la jeunesse sénégalaise kon ñun jeunes sénégalais yi xoola ñun ñooy dooley Sénégal yaa ngi dégg voilà élection locale day am neex la naka di la présidentielle candidat yi nga xamante ni maam da nga leen doon jéem a éliminer ci opposants yi da nga leen di delloo seen nombal tànk ak seen doole par la force ñu nekk ay candidats ok détenu yi nga jàpp du ma ne sax détenu prisonnier politique yi nga jàpp si affaire bii nii da nga leen di bàyyi par la force waaw d'ailleurs sax gaan man la sum waaye xoola may neng la benn ultimatum fii ak som incha allah gaan man la sum waaye xoola duñu wax nax exactement kañ mais fii ak som boo bàyyiwul détenu politique yi gaan man la sum waay jeunesse sénégalaise dinañ wàccaat sur le terrain ok c'est clair voilà
te nga góorgóorlu ñàkk nga jom trop ñàkk ngeen jom trop góorgóorlu leen ngeen waaw ngeen góorgóorlu ngeen bañ gàcce xam nga lii gàcce bi yéen tey kenn du nelaw si yéen ndax gàcce ñëw di tuumaal gor loo leen di ko tuumaal ay affaire yu salte ay affaire de taat yéen bi ngeen ñëwee Sénégal ba léegi ay affaire de taat quoi yéen di jël ay xale yu ndaw di leen yóbbu ay Dubaï ay France di leen jëndal ay téléphone ay millions di leen tëddee di leen jëndal ay oto affaire de taat yéen a ko fi indi quoi waaw yéen bi ngeen ñëwee toog ba léegi saa waay xoola affaire de clown dof ak ay affaire de taat yooyu ñooy am succès kuy wax affaire de taat wala di def ay yëfu dof sax vite fait xoola da ngay siiw nekk star loolu yëpp seen nguur la xewee ndax baaloo la yàq ngeen jom trop góorgóorlu leen ñun duñu en doomu aadama nit boo ko bañee saa waay xoola jëfinam ak jikkoom nga koy bañee waaye kenn du gis nit nii di ko bañ te jëf ju bon da ngay dem ba day feeñ sa kanam feeñ sa jëmm ngay dem ba mel ni mbaam ngay nuróol wala xaj wala whatever ok góorgóorlu leen ngeen am jom góorgóorlu leen Macky Sall yow fii nga taxawoon naan ay je ne protégerai personne ouais OFNAC teg ko ci yoon ba léegi c'est pas trop tard Baye Fall suñu contrat pétrole dafa léegi ay renégociation voilà renégocier suñu contrat pétrolier c'est pas trop tard Baye Fall c'est pas trop tard faut te ressaisir saa waay loolu la demee message bi daal loolu la ñun jeunesse sénégalaise sant nañ yàlla parce que xëy na ñun sax nga xamante ni yàlla may nañu as tuut ci xam-xam ñu xàmmee ràññee xam ni doole réew jeunesse la ñuy sensibiliser xëy na dem nañ ba xam ni gaamal la sum waaye xoola même jeunesse bi nga xamante ni seen bopp yu baaxul sax muusuñu sax léegi dem nañ ba xam ni doole Sénégal jeunesse bi la duñ bàyyi mu sedd leneen loo fi ñëw tegaat ko fi gaamal la sum waaye xoola lu ñu naqari dañuy manifester noonu la demee voilà leer na voilà te tamit gaamal la sum waay sa loolu noonu dégg naa gars yi aussi naan xawma di nga génnee 1500 milliards pour kii Sénégal fii lépp loo fi tegati na leer nañ xamoo fii lépp loo fi mënti teg muy projet ak whatever lépp loo fi mënti teg ñun sénégalais yi duñu ump lépp daf ñuy leer nañ bu amee ay dóor daf ñuy leer bu amee ay luubal ay mafia lépp daf ñuy leer saa waay kon nga teg ko si yoon benn yoon instant bii nii xam la moo la mën a sauver contrat man la sumuwaay yëpp yu jot a am si turu sénégalais lépp li nga jot a signé suñu tur ak lépp nga tegaat ko si yoon voilà nga xeex injustice dindi injustice totale libérer détenu politique yëpp voilà képp koo xamante ni gaamal la sumuwaay rey ngeen ko ndax récemment lii rek rey ngeen plus de 10 jeunes ngeen jox leen ay nampaay seen famille ngeen jox leen ay nampaay parce que ñooñu ay martyr nañ te suñu xel dal na si ñoom te incha allah yàlla àjjana leen di yóbbu waaw parce que réew lëmb nañ doon xeexal suñu góor yàlla yi fi tëdd amuñu woon lu leen neex saawaay te mun naa ne ba léegi amuñu lu leen neex ndax li am Sénégal fii salmake bi lu mu fiy doxal ba léegi c'est pas trop tard yooyu yëpp boo ko defee te ko si yoon saawaay mun nañ la xaw a yërëm mun nañ la xaw a yërëm ba nga xamante nii doo dugg kaso mais sinon moom gis nga boo ko continuer gaan ci zaahir ak si baatin ñi ngi sa kaw kaso la nga regal parce que tàppet bu mag a mag nga buqat regal nga saawaay gis nga gaama la sumwaaji yëpp boo ko tegulee si yoon lijjanti woo yéen nii bés xoola ñoo lay lijjanti te ñu ngi lay lijjantee saawaay xoola dossier yëpp nañ ko àttewaat képp ku si newoon gaamal la sumwaay ku si laale na dem kaso te yow tamit di nga dugg kaso yow noonu la demee nga bàyyi si xel bu baax
di wax ni ñun suñuy wax du ay waxantu ñun waxantu wuñu Baye Fall man ne personnellement man du ma waxantu barki alxuraanul karim du ma waxantu ñi ma xam nañ ma mun naa toog plus de 10 heures de temps ne pat du ma sax ŋàng bu ma demee bay wax damay wax sama fulla ak sama fayda wax sama dëgg te yàlla rek a tax noonu la demee wax nag sama digganteex sama borom barki Baye Niass barki alxuraanul karim li may wax fii yëpp dara du fi waxantu noonu la demee dafa nekk benn message boo xamante nii foog ma véhiculer ko ñu si war a jëriñu si ñu si war a jëriñu muy si kilifa yi ak si jeunesse bi ak si askanu Sénégal en général te lépp ndax mu nekk xoola làmmiñu askan wi intérêt Sénégal man la sumuwaa ji yaakaar naa message bi jàll na sama gars yi incha allah ñu waajal dalu sonn nañ trop gisoo tenue bi nii gaa man la sumuwaay fan yi yëpp ñu ngi ko doon may gars yi pour bu ko defee gaa man la sumuwaay xam ñu xam ni waa ji nekk si vidéo yi di wax mi ngi nii gaa dañ may gis nii si mbedd bi nii nag ma doon gisee si mbedd bi amaana sax ñu bëri ñi nga xamante nii dañ doon menacé di dafay affaire gis nañ ma si mbedd bi te xoola tos man la sumuwaay ji defuñu ko voilà affaire yi du ay wax da ngay jëf da nga doon wax lu tax jëfoo noonu la demee incha allah suba incha allah ñu jalone jauge jubilé nekk si yeneen incha allah si kàttanu yàlla lépp ndax gaamal la suba xoola pour intérêt Sénégal et ça Khalifa rappeur laa mi ñu askan wi man la suba ji tos. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.